ba mu amee brevet dem na réew bu ñu naan Dakar pour wut liggéey mais loolu antuwul mu daal di am wërsëgu réussir ci école de la santé bu Saint-Louis ba mu jugee Saint-Louis ñëwaat na Dakar pour liggéey ci poste de santé yi en tant que agent sanitaire ci la jugee daal di def concours professionnel de santé à l'école des infirmiers d'État def na CESTI nekk na superviseur de soins de santé primaire nekk na surveillant général à Kaolack nekk na itam conseiller paramédicaux du monsieur le ministre monsieur Seydi Sow am na ay prix yu bëri lu si mel ni grand prix du président de la République pour les lettres grand prix pour la promotion de l'édition au Sénégal, secrétaire exécutif de l'Association des écrivains du Sénégal, directeur des éditions Salamata. bind na ay téere yu bëri lu si mel ni misère d'une bouniche, le défi de la reine des sorciers, les élans brisés ak yeneen monsieur Seydou Sow boobu mooy suñu invité ci seen émission njëriñu askan wi dans senalune.com. asalaamaaleykum mbokk internet Senalune TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen dalal jàmm ci suñu biir émission njëriñu askan wi di ci dalal tey nag monsieur Seydi Sow bi nga xam ne c'est le secrétaire général des écrivains du Sénégal. En même temps, il a été le chef service des soins infirmiers de l'hôpital de Grand Yoff ex-CTO. Monsieur Seydi Sow maa ngi lay nuyu di la ñaan nga nuyoonteeg mbokk internet yi lay seetaan. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Fanta maa ngi lay nuyu lu baax a baax di nuyu sa mboolem spectateur puisque yaa ngi ci internet bi di nuyu ñi nga xam ne ñi ñoo àndal fii tey jii. D'accord ci suma biir présentation wax naa ci laal naa ci mbirum santé ndax nekkoon nga chef service de soins des infirmiers bu hôpital Grand Yoff ñu daal di nekk en même temps écrivain ma lay laaj sama laaj bu njëkk lu tax nga tànn def santé d'abord après daal di mujj ci bind bi. waaw laaj bu neex la naka jëkk man tànnuma woon santé dëgg tànnuma woon santé man ñaari mbir laa tànnoon bu ma nekkee xale bu njëkk bi laata may dugg ci français ci nasaraan dama bëggoon nekk ab sëriñ ndaxte ci teel laa duggoon ci alxuraan. dëgg la ma nekkoon nag ku vraiment ku bëggoon alxuraan. dama doon faral sax di bindaatu ci ay lépp laa doon bind. sama maam bokk sax bu ñu nee fekk mooy bind dafa jël yooyu ma bind yéen yëpp def ko saafara sangu ko donc man loolu laa bëggoon mais sama papa moo ma forcé ma dugg ci français bu ma duggee ci français nag mu am ñaari objectif bu ma amoon mooy nekk acteur de cinéma acteur de cinéma laa njëkkoon a bëgg nekk ensuite nekk jàngalekat gis nga yàlla liy def nekkuma jàngalekat nekkuma acteur de cinéma yàlla att nag sama benn cousin bu am solo bu mag bu ñuy wax Abdoul Mari boo xam ne duma ko fàtte mukk dafa bokk ci ñi nga xam ne dëgg-dëgg suñu eggee fii yàlla ak moom jàpp na ci Abdou mu ñëw moom mu ne mais yow am na benn examen yaa ngi fi taxawaalu rek am na benn examen boo xam ne soo ko defee xëy na dina mun a am liggéey ma ne ko boobu ban la mu ne agent sanitaire noonu nag laa demee di fi ji agent sanitaire yàlla xam na ne bu may dem di fi sax révisé wu ma dama ne woon comme programme CM2 la mun naa ko ma dem ma trouver dictée bi yëpp trouver problème bi yëpp def opération yëpp def rédaction bu neex a neex mais ma ñëw ba ci science bi ñu ne ma croquis d'une dent et ñaa defi décrire lu ñuy wax carie dentaire fanta dent bi rëcc ma laa xamatuma nan lay dent ñu koy commencement bi laa xamatu lool mais dent bi ci boppam commencement xam naa lépp nekk ci dent bi émail bi ak yëpp tur yi mais xamatuma dent bi muy commencé sama bet amoon na ab séeréer boo xam ne mu indi ay crayon de couleur am ak yëpp dessiné benn dent boo xam ne bu rafet a rafet man daal damaa abu crayon de couleur rek laa amoon abal ma sa crayon de couleur mais sama bët bi sànni naa ko ci yëpp ba gis commencement wu dent bi ci laa commencé nag dessiné dent bi waaw
boobu rek laa démarré mais fekk démarré naa xamoon naa tontu di leer na ñuy wax mbokk internet yi rek monsieur Seydi Sow moo nekk suñu invité tey ñu nekk ba tey ci littérature bi ma lay laaj pour bind un livre ñaata temps la lay jël. bon ça dépend actuellement ci temps yu njëkk yi dina am diir bu may toog pour mën a bind livre xam nga livre bind livre d'abord dëgg la nañu ko sant yàlla mayu yàlla la ca dëgg-dëgg yàlla moo la koy baaxee parce que mbir yi suy ñëw mun na ñëw fu nekk mun na ñëw sax fekk la ci dus mun na ñëw fekk la nga añ te lu ci xas a rëcc dootoo ko dabwaat lu mu ko yàlla lu mu la koy indilee ci sa xel su rëccee rek dootoo ko dabwaat di nga indiwaat leneen ci misaal bi mais tabax bu phrase bi ñu ko tabaxee woon nii dootoo ko amati moo tax na soo gisee bindkat bu nekk dina am loo xam ne ay jumtukaay la yoo xam dina ko jëfandikoo saa yu amee yu mel noonu mënuma wax yu parce que loolu ay mbirum yonent la ñu xëy na yàlla dañu koy baaxee ñeneen lu dul wax yu moo tax mënuma tudd wax yu mais xëy na am na neneen ñu ko yàlla baaxee ay luy tubaab bi wax inspiration su ñëwee dañuy am jumtukaay ñuy bind mais loo gis su dee da ngay bind ci wàllu ci li nga xam ne moom laay gën di faral di yëngatu mooy ci wàllu roman lu français di wax roman mooy da ngay fent benn histoire ngay fent tabax ko ba mu méngoog dëgg waaw ba mu ne méngoog dëgg na mu mel ni loolu moom xew na fekk na yow rek yaa ko tabax ci sa xalaat bopp tabax boobu nag il faut que yow ci sa bopp nga mun ko xam ci fu mu tàmbalee ak ba fu muy jeexee il faut nga xam loolu maanaam histoire bi il faut yow ci sa bopp nga wax ko sa bopp ba mu jeex tàkk su ko defee nag mu ñëw nag nga mun ko commencé di ko bind bi am na ñu bëri ñoo façon bind yëpp am na façon am na ñoo xam gis soo jëlee Alexandre Dumas moom su doon bind day tëdd di bind soo demee ci Victor Hugo suy bind day taxaw ñun suñuy bind daanaka amul saa su ne da ngay bind 3 heures du matin sax da ngay jóg bind ko pour que mu mën a bañ a réer donc yooyu soo demee ba pare bind moomu nag ci la liggéeyu lu ñuy wax maanaam artiste bi écrivain parce que écrivain artiste la ci lay liggéey bi di ñëw maanaam foofu ngay commence di tabax na araf yi gën koo rafetal gën koo neexal gën fexe mu dëppoo ak làmmiñ bi parce que làmmiñ bi ba am solo la il faut nga mun làmmiñ bi surtout que ñun ñi nga xam ne dañu nekk bindukatu ci suñu gox yi nga xam ne bindukatu ay nit ñu ñuul lañu te dañoo amoon làmmiñ bu ñëwoon ci wàllu nooteel maanaam colonisation muy français bi donc làmmiñ boobu du suñu làmmiñ nàmpuñu ko dañ ko jàng ci école yi ba ñu jàngal ñu ko ba mu nekk ci suñu xel donc forcément day am décalage diggante langue boobu ak langue bu ñu nàmp bi mais sooy bind nag làmmiñ boobu am na nu mu tëddee am na ay li ñuy wax nuñ ko tabaxee am na ay yoo xam ne mënuloo ko bañ a respecté parce que soo ko yàqee rek li nga wax lee day feeñ li ñu la wax lii te kenn du ko jàpp ni ñu ko waxee donc soo amee loolu nga maîtriser ko nga tabax na soo tabaxee ba pare nag nga seet nag nan ngay fexee ba mu nekk lu neex ba mu nekk xam ne kii day lire su commencé di lire da koy neex mu continuer ci parce que ci mbind tamit noonu la nit ki su liiree parce que melul ni musique xam nga musique mu neex la mu naqaree di nga ko dëgg même su la neexul tamit mun loo tëj sa kubéeru sa nopp il faut nga dëgg ko dégg naa li neexul mais il faut nga dëgg ko téere rek noonu su neexul da nga koy tëj bàyyi ko fekk ne ko kii moom neexul dootoo ko tëj kon kooku di bind xalaat bu mu amoon bi lu mu rafet dootu la ko mun a jox parce que loolu rek mooy mbiru bind mooy am naa xalaat bu rafet am naa li ma yaakaar ne suñ ko defee nii lay gën a baax am naa sama bëgg tabaxu société bi moom mooy nekk ci téere yi soo amul kenn ku lay lire kon li ngay wax li yëpp dootu mun a am solo. affaire bi day jël ay weer ay at. waaw man soo gisee may su dee ñëw na dëgg-dëgg parce que su dee ñor na su ñoree su may bind nii dina ma jël ay weer
3 semaines 4 semaines parce que dama bëgg mu jeex tak 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 dafay mel ni safara moo nekk sama biir xel bi dama bëgg mu jeex au 2-3 semaines jeexal naa ko maanaam bind naa lépp histoire bi en 2-3 semaines 4 semaines soo jëlee Netthio ngi def près de 500 à 600 pages ci 1 mois laa ko bindee ci 1 mois soo jëlee léegi bi may bind léegi Mbalou Dia Thiam le Jedi du Sud-Sas mu ngi def près de 700 pages moom aussi 1 mois et demi laa ko bindee jeex sax mais après nag day tabax beneen gis nga Mbalou maa ngi koy jeexal depuis février daaw mais ba tey maa ngi ci di ko defaraat di tabaxaat di dugalaat di génnaat di jox ay ñi nga xam ne ni ñoo gën a xam làmmiñ bi mooy professeur de français yi ñu gën ma gëstul araf yi est-ce que tojuma yàq fii est-ce que damuma fii est-ce que kiyewuma fii te loolu yëpp day bokk ci mbind mi maanaam soo xoolee lu baax soo gaawul parce que doo gaaw mun na la jël ay diir mun na la jël ñaari weer ñetti weer boobu mun na la jël at ci mbind mi ça dépend ci bi nga bëgg Netthio bi nga wax léegi ba nga koy bind foo nekkoon ci réew mi. Netthio dama génnoon dem Amérique xam nga Netthio bu ma demee Amérique bu ma njëkkee dem Amérique sama doom bu ñu wax Marie ma dugg d'ailleurs ñu ngi koy sargal di ko nuyu lu baax a baax mooy ki nga xam ne ki mooy seen directeur seen Aliou télé te ñu koy wax Aliou lii muy sama goro bu bugg a ñebbe nag waaw macha allah man su ma fa demee daanaka ñebbe rek la may jox may lekk mais même su ma ko bañee mais dama koy forcer donc ma duggoon ci oto mu tegal ma benn morceau boo xam ne macha allah bu ñuy wax jaaga bu Thione Seck xam nga Thione Seck sama woykat la Thione Seck dafa mos a nekk sama woykat bu ma déggee jaaga boobu mu neex ma lool xam nga man dama nekk li ñuy wax monogame polygame du ma polygame dama nekk monogame polygame maanaam waaw su ñëwaatee dinañ ci mën a faram-fàcce waaw jàpp ko loolu nga def ko benn monogame polygame dama nekk monogame polygame man fu nekk ñi polygame man duma polygame dama contre polygame day sa am na benn téere bu ñuy wax la trahison dama ci gàjj bu baax a baax waa polygame man nag dama nekk monogame polygame su ñëwaatee dinañ ci waxtaan surtout ma dégg lu ma bëggoon jaaga boobu ma jagleel ko ñi nga xam ne ni vraiment sama soxna la alors ma ne bon comme Thione bind na lu mel nii te rafetee nii te neexee nii ci xool te mu nekk sargal bu mu sargal jigéen ñi mu delloo njukkal daanaka jigéen ñi il faut ma ni ma delloo njukkal Thione il faut mu bind téere ci kaw Thione noonu laa jógee maag Sala ñu ànd balaa ma d'abord may am contact ak moom dafa jafe woon parce que xam ngeen musiciens yi ay presque ay yàlla lañu pour egg leen day jafe dafa metti pour ma egg ci moom dafa metti woon mais yàlla àtte ba ma mën dem ci moom ma gis ko ñu waxtaan ma def ko lii laa bëggoon def mu rafetlu ko bu baax a baax mais yàlla daal moo ci mbiram moo deful ne mbir mi dem maanaam jotuma am jataay ak moom jataay yu bëri pour mun a xam dëgg-dëgg jaar-jaaru Thione Seck yëpp pour mun ko tënk ci ab téere parce que mënatuma woon jot ci laa bàyyi Thione léegi delluwaat maintenant ci sama xel ci sama xalaat bopp ci sukkandiku nag ci li ma xam li ci jaar-jaaru musicien yu bëri ci Sénégal yu Youssou Ndour yu Baaba Maal yu Omar Pène yu Ismaïla Lo ñoom ñëpp comme maa ngi woon fii ak seen jamono depuis temps bu commencé door musique maa ngi fàttaliku ba tey Ismaïla Lo keroog bu ñu njëkk commencé bu ñu koy def ci rajo Sénégal 13h dine vraiment prodige la parce que muy def harmonica ak lépp maa ngi ko njëkk a dëgg foofu donc ma tënk seen jaar-jaar yooyu yëpp ci ab téere tudde ko Netthio mais comme Thione moo nekkoon li waraloon téere bi tuddewuma ko Thione mais dama ëlbati tur bi def ko Netthio soo ko jëlaatee rek soo ko wëlbatee mu nekk Thione donc Netthio bi mooy Thione ci laa defee dem nag ci vraiment ci Amérique te maa ngi gërëm di sant foofu direction du livre et de la lecture bi nga xam ne vraiment ak kii ñu ko wax kii Ibrahima Lo
participer nañu baax a baax ci sama résidence d'écriture boobu di ci gërëm tamit ki nga xam ne kii mooy Alioune Badara Bèye di président association des écrivains du Sénégal ñu ngi koy nuyu moom it au passage moom it participer nañu baax a baax tamit ci rédaction wu météo bi tamit bon ci laa demee nag Tugal di bind météo boobu bind ko ci weer ak janvier laa ko bind ñëw Harmattan génne ko te di si gërëm tamit kii nga xam ne kii mooy Abdoulaye Diallo te mu nekk directeur général de Harmattan vraiment mu génne ko ci anam yu rafet yu neex vraiment ñu commencé di ko jaay. dem ba réewu États-Unis bind fa ab téere loolu ban expérience la jural. waaw parce que xam nga Fanta xam nga bind ci ñun ñii dafa metti dafa jafe. fii mënuloo sa bopp. donc pour nga am vraiment possibilité mën a bind lu baax a baax. il faut nga dem ba États-Unis foofu macha allah kër sama doom jooju Marie Sow te ma koy woowee Gogo condition yaa ngi foofu parce que dara du ma dara su ma xasee ba dugg ci biir ba tëju kenn du ma dara maa sama kayit des fois am na benn ba sax dañ maa fàtte sax añ tëpp ma añ parce que dañu yaakaar ne maa ngi bind nekk rek maa ngi toog di xaar añ bi xam nga Aliou des fois su xiifee moom dootu amati day fàtte gorom su xiifee day fàtte gorom ñu lekk mais heureusement que foofu moom du lekk moo lamb moo kii moo jafe États-Unis ñu gis ni léegi population sénégalaise bi jeune bi liiratuñu loolu d'accord ma ci waaw saa yi ma posé question boobu dama ci bañ ba tudd ci kaw lu tax xam lu tax ñetti yëf moo tax mënuma ànd ci lii soo gisee Tugal d'abord premier élément mooy ñun dañoo nekkoon suñu système éducation méngoolu ak système éducation wu Tugal ñun dañuy wax peuple de l'oralité ay mbirum téere ak mbindu yàggul buñ ci ñëw kooku premier élément te malgré ça téere bi joxuñu ko place bu mu war a am bi ci suñu société xam nga ba tey dañu ne téere dañuy yaakaar ni ñun téere dafay kii nga xam ne mooy sàkku xam-xam moom rek moo yeyoo wuti ji téere mais ki nga xam ne sàkkul xam-xam du di dem ci waaru téere ñun defuñu téere d'abord mu nekk jumtukaayu yu bokk ci suñu buggee lu français wax divertir maanaam suñu buggee féexal suñu xol ñu dem ci téere ñun téere bi féexal xol téere sàkku xam-xam ko premier fois or que téere war a nekk bokk ci yeneen yoo xam ne day war a féexal sa xol di sa tubaab bi suñu xuloo ak seen jabar wala seen jëkkër lu ñu njëkk a def mooy jëli ji téere ku nekk jël téere mu nekk di liir soo demee day tukki sa téere nga yóbbaale soo toogee nga wéetali ak téere ñun eggaguñu foofu. mais en tant qu'écrivain pourquoi doo leen def ay campagne de sensibilisation pour gën a sensibiliser ñi à ce que maa ngi ñëw ci wàllu boobu kooku benn élément deuxième élément gis nga soo demee ci Tugal yi téere bi dañ koy jox importance boo xam ne bu am solo maanaam su benn téere génnee mais ñëpp a koy xam ñëpp dañ koy te émission yi da koy am télé bi da koy indi rajo bi da koy wax journaux yi génn ci ñun du loolu téere bi du am importance boobu te ensuite loolu tamit nekk la loo xam ne du lu indi gàllankoor ci téere bi maanaam lu ñuy wax ni chaîne de livre yi yu bëri nekkuñu fi gis sa politique bi yu amagul gis sa amaguloo bibliothèque nationale réew mu toll ni Sénégal amaguloo bibliothèque nationale kooku benn problème la gis nga par exemple teewul ne réewu Sénégal a ngi def lu bëri nag ci téere bi parce que soo gisee fond d'édition mu ngi def yu bëri mais dama bëgg wax ne jumtukaay yi tax ba nit ñi di sawar dañ ci lecture yi amul dëgg deuxième élément ñi nga xam ne dañuy bind kat am na ñu bëri ñoo xam ne bokkuñ ci programme scolaire bi ñu mel ni ñun nga xam ne yàlla baaxee nañu ba jot nañu lijaas bu gën a baax may kawe ci lijaasu Sénégal bi maanaam mooy grand prix du chef de l'État pour les lettres bokkuñu ci programme bi xam loolu mooy problème bi deuxième élément cadeau yi ñu jox élèves yi suñu doom yi du am loo xam ne nag xëy na da fexe ba téere bi mun a am importance te xale bi duñ ko vraiment yaree ci téere xale bi da ko jox ay foyukaay mais da ko jox ay téere yu ndaw yu foy tey di soo demee Amérique dañu imposer xale yu tuuti yi bu leen sax gis xool tere dañu nekk d'abord ci téere lañ leen di imposer ñu xool loolu day tax ba nit ki mën a voilà WhatsApp Facebook
bu ndaw fii lay nekk di def ci YouTube. waaw donc loolu yëpp day tax ba téere bi du am mais téerewul ba tey nii ñaa ngi lire parce que yow soo demee ci internet bi di nga am ay biir keroog maa ngi fekk ñoom Sala nga xam ne c'est une grande poétesse ak yeneen xale ak ñoom yaay ak ñeneen ñi di lire ay histoire ci internet mais yoo xam ne ni mbind mi baaxul dara man leen yéen ci mbind mi ngeen di lire mais baaxul dara gis nga soo xoolee fii tey ji ci man xam nga fii téere yi foo xool téere soo demee sama néeg même ci kaw lal ba téere yow même ci kaw lal dama xuloog sama jabar yi parce que téere yi dañuy nekk sama ci kaw lal bi ñu ne waaw xanaa téere kay dina mën a fexe ba mais dañ may mënuma tëdd te jànguma liiruma mënu nekk donc mais loolu ñu bëri amuñu ko. mais campagne de sensibilisation boobu bëggoon naa ñu ñëwaat ci. mais parce que bu amul man damaa ragal littérature dem ba dee fii ci Sénégal. non du dee. parce que réseaux sociaux yi ñun ñu këfee moo xaw a ëpp xaw a doy waar. il faut que téere bi déjà mu ngi commencé di am place ci biir réseaux sociaux yi ay léwén man gis naa ay yoo xam ne yu bëri ma yónnee ay téere yoo xam ne yàgg na moom ma ko gis ci réseaux sociaux yi ma ko yónnee mais rek foo xam ne foo fa jëlee di nga téléchargé téere boobu tu vois lu ci métti kay mooy ñi bind ñi dootuñu amati fu ñu lekkee maanaam su dee téere bi moom ngay sukkandikoo pour mun a dundal sa famille dootoo ko mën a am parce que léegi téléchargement bi dafa bëri maanaam téere bi il faut mu soppaleeku day soppaleeku ànd ak réseaux sociaux bi ànd ak jamono bi la kul yàlla noonu lay demee donc di nga dem ba léegi actuellement am na léegi sax lu ñuy wax livre audio balaa may tëdd damay lire mais laaj sama jabar yëpp mun nga leen laaj balaa may tëdd ab kii laay déglu ak audio laay déglu c'est livre audio laay déglu soo ko xoolee fii audio am na livre yu bëri yoo xam ne audio laa ko déglu Les Misérables de Victor Hugo yàgg bu ko déglu ba mu jeex donc ay téere yoo xam nit ki day wax dëmb maa ngi tëdd ak Jean-Christophe Ruffin moo Checkpoint moom laa tëddee France donc à la kuliyal livre bi il faut que mu soppeeku bu méngoog jamono léegi da ngay laaj ñun africains yi ñun nit ñi ñuul ñi est-ce que am nañ capacité di ànd ak évolution boobu parce que dafa gaaw soo fekku rek li nga wax ni nag mooy arrivé ñoom dañuy dem ak seen téere ak seen kii yëpp bàyyi or lu Senghor doon wax li rendez-vous donné de recevoir dañ fa egg te duñu indi suñuy téere ñoom ñëpp dañuy indi téere foo ko gis depuis ci diine islam ak boo gis rek téere dafa am importance ci biir dafa am valeur ci biir kii parce que même bés penc yàlla ji téere la lay jox bés penc yàlla ji sa téere la lay jox dina jox ñii mu joxe ko ci ndeyjoor ñii mu joxe ko ci sa càmmoñ ñi nga xam ne joxe nañ seen téere ci càmmoñ ñoom ñooy alku ñi nga xam ne joxe nañ seen téere ci ndeyjoor moom mu jox la ko ci kanam wala mu jox la ko ci ginnaaw mais téere lay doon mu ne jàngal donc téere nekk na élément boo xamante ne nii am na solo lool ci diine ji ba tax na waruñu koo sàggane kon monsieur Seydi Sow nga nekk itam di yëngu ci wàllu wér-gu-yaram nekk nga professeur di jàngale ci école de santé yi am na benn matière boo xamante ni yaa ngi koy jàngale muy déontologie ma lay laaj ci kàllaamay Kocc déontologie lan lay tekki xam nga am nay merci pour li ma laaj boobu xam nga am ngay liggéey yoo xam ne yu doy waar la soo amul ci lu ñuy wax xel mu rafet amuloo ci kii moral doo mun a ne xam nga man nekk naa chef de poste médical man rek maa amul sens ci yëpp maa doon jël jabaru jàmbur man rek dugal ko ci sama bureau tëj buntu tëj falante ne ko sumeeku ne ko tëddal kookee su amul diine amul moral amul dara lu ko tënk pour def lu bon xam ko du baax loolu mooy indi déontologie day fekk nekk pour indi la ñaax la ci lu baax lu gën lu rafet loo xam doo def loo xam ne baaxul ci profession bi baaxul ci digg-diggin baaxul ci loi yi loolu moo indi déontologie malheureusement ñun ci suñuy gox Sénégal mboolem infirmiers yi amuñu déontologie
parce que bi may jàngal bi déontologie ñeneen ñi la dañuy jàngal mais Sénégal wooteegul loi bu indi déontologie professionnelle infirmier yàggul sax bu sage-femme yi commencé am seen déontologie mais même boobu ba tey promulgué wuñ donc amuñu déontologie maanaam léegi tey ji infirmier su defee naka su dul noonu mënuloo ko juger ci déontologie parce que amul formation waaw parce que defuñu ko dañuy jàngale nag déontologie dañ koy jàngal amul infirmier buy am lijaasa te jàngaluñu ko déontologie il faut que ñu jàngal la ko ne lii baax ni lii bokkul baaxul lii kat du ko def lii kenn du ko def lii bu dëppoo la xel lii nekkul rafetlu ci gis-gis loolu dañ ko jàngal mais li ñu bëggoon mooy am déontologie boo xam ne day méngoo ñun ci suñu tissu social ci suñu aada ci suñu social déontologie bi mu def ci méngoo su ci méngoo ñu xam ne lii nekkul lu gën parce que suñu cosaan dàqu na ko suñu aada bugg ko waaw loolu nag amaguñu ko mais xëy na dinañ am ko ci temps yooyu. d'accord donc est-ce que du looloo tax accueil bi nekk suñu hôpitaux yi xaw a suuxee tuuti. waaw loolu bokk na ci luy suuxe accueil bi mais lu gën a suuxe accueil bi mooy amuñu lu ñuy wax modèle conceptuel xam nga docteur bi su ñëwee liggéey da ngay xam ne docteur moo liggéey fii. infirmier tamit noonu la amee lu ñuy wax démarche dafa war a am cadre boo xam ne ci foofu lay war a liggéeyee te loolu réewu tugal yëpp am nañ ko même ci booru Maroc yi am nañ ko mais ñun réewu Afrique yu ñuul ñëpp ñu ñuul ñi amuñu lu ñuy wax modèle conceptuel maanaam infirmier bi day liggéey nii rek ci ay brouillon rek lay liggéey amul benn lu ko tënk cadre bu mu liggéey maanaam lu ñuy wax li routine moo nekk fii or loolu su amee accueil bi day suuxe amul responsabilité amul traçabilité maanaam kenn du xam kan mooy def kenn parce que ñëpp ay def lépp te loolu nekkul lu gën moo tax tey ji soo xoolee di nga gis infirmier ku jóg rek jot ne moom fajkat la ku jóg rek ne fajkat la même soo gisee garçon de salle bu nekk ci biir hôpital bi dañu ne fajkat la parce que amuñu lu ñuy wax li démarche conceptualisée ñun ñoo nekk ñun man code mun naa wax man code ci biir Sénégal bi yëpp ba mu doon bu ma nekkee chef de service des soins infirmiers man code waahidun ñun ñoo installé maag samay naataango ñoo installé ñu wax déontologie ci médecine interne te moo fa nekk ba léegi ci boolem Sénégal hôpital Sénégal yi amul fenn fu ñu def déontologie te nekkul lu gën moo tax ba tey wàllu liggéeyu infirmier dafa soox wàllu accueil dafay suux moo tax ba tey jii amul kenn ku kontaan ci hôpital yi parce que infirmier bi moo nekk ci dëgg soins yi su nekkul lu deful lu baax rek kenn du kontaan ci moom moo tax tey jii soo xoolee ci hôpital day gis docteur yi dañu fël day gis directeur bi ak ñoom dañu fël mais infirmier bi day doo ko gis mu fël parce que amul dara lu koy tax waaw parce que amul lu ko tënk ci démarche am donc ba nga nekkee chef service soins urgents bu hôpital Grand Yoff des fois dama naan est-ce que daawul am ay cas infanticide yoo xamante ni yow daan nga ko fekkee bu dee am na sa taxawaay lan la doon nekk. xam nga infanticide indi nga fi mbir bu doy waar. sama téere bu njëkk ci la jógee. misère d'une boniche. infanticide la woon bon la boo xam ne dañ ko biiraloon finalement amul lu mu def su dul rey doom ci xam nga jigéen bu dem ba juróom-ñeenti weer matu nu mu mettee ni am doom mujje doom jooju mu xoj ko am na souffrance bu rëy bu fa nekk bu fa jaar parce que amul benn jigéen buy delluwaat di xoj lu jógee ci buti amul mais su ko defee rek souffrance bu rëy loolee nag société bi pour man balaa ñuy dem di sonal jigéen jooju def loolu nekkul lu gën parce que ku nekk rek war na mun a am chance mu dund ci biir àddina bi mais balaa ñuy sonal jigéen boobu nañu seet lan moo fexe ba pousser jigéen boobu def lu mel noonu suñu seetoon racines yi origine yi kon nañu fexe ba keneen dootu fa dem parce que dinañu racine dinañu origine bi te xoolee ci racine bi ak origine bi ñetti yëpp la lu ci ëpp solo
mooy néew doole ñàkk mooy faral di am lu bëree bëri soo nekkee jigéen nekk am yu bëri yoo xam te xam nga jigéen dafa diis lu war ci jigéen dafa diis am na yu bëri yoo xam ne jigéen bugg na ko sutural soo ko amul il faut nga seet nan ngay fexe ba am ko te soo amul kenn ku la ci dimbali soo amee koo xam ne ku doye bi ni man ne la man kat lii moo tax nga defal ma ko bon da koy nangu kooku mooy benn mooy ñàkk deuxième bi mooy ñàkk xam te gis ngeen tey ji dina gën a jafe léegi dina gën a jafe ngay dëgg ay biir yooyu mel noonu yu borom rey dina dootul tar nu adal nu commencement bi nu jëkkee bi parce que nit ñi xam nañ leen wan leen nañ ne lan lañu fexe ba suudee loolu ban la mën a arrivé mun nga def te fekk lii du la mën a arrivé suñ ko jàngalee jigéen ñi ba éduquer leen ci wàll boobu loolu tamit di nekk lu baax parce que xam ngeen loolu nekk loo xam ne ba tey amaguñ ci dogal buñ ci jël mooy li ñuy wax ne éducation sexuelle ci biir école bi am na ñu bëri ñoo xam ne ànduñ ci mais pour man lu war la parce que il faut xale bu jigéen bi nga waxal ko mooy kan won ko ban valeur la am ban dignité la am nga won ko ne lu mu am lii waru ko foye parce que amul fenn foo xam ne mun na dem jëndaat ko foofu wala indiwaat ko foofu soo ko wonee loolu ci anam yu rafet yu tedd dina xam boppam dina fexe bu matu lu bëri su boobaa kenn dootul rey jur rey parce que kenn dootul jur ci anam yu dul noonu waaw. sa xalaat ci seen couverture maladie universelle. couverture xam nga man niñ ko defee ni moom laa àndut soo demee idée bi baax na rafet na mais nekkul universel parce que CMU mu nga concerné xale yi tuuti yi mu ngi concerné jigéen ñu wéru yi mu ngi concerné xëy na màgget yi tuuti mais jeex na concerné ñeneen ak képp koo xam ne mu nga ci biir mutuelle wala mu nga ci IPR te ni ñu ko defee ni tey jii am nay bor yu bëri yoo xam ne couverture maladie universelle mu ngi ci man ci sama wàllu bopp man dama ne il faut ñu xoolaatat ñu tabaxee couverture maladie universelle même su dee xalaat bi nekk na xalaat bu rafet parce que état moo war a fexe ba wér-gu-yaram nekk ci biir réew mi état moo war a am sañ-sañ boobu doole boobu mais état dafa war a am nu mu koy tegee ci aw kaw raay ba nga xam ne ku nekk da ci gis boppam su ma jëlee ñetti yëf ci wàllu faj di nga xam ne dañu posé problème yu rëy wàllu premier problème d'abord ci wàllu faj mooy wàllu urgence dama am yaakaar état mënul wax ne développé na mënul ne am na émergence te réglé wuñu problème urgence gis ci réew yu développé su amee lenn lu la dar fu mu la dalee soo woowee hélicoptère sax dañ ne ko indi pour jël si la pour fexe dab sa bakkan balaa muy rot du ñu xool d'abord lan nga ci fay wala loo ci fay dañ lay faj d'abord ba nga wér ñu soog seet nag nan nga koy fayee mais fii keroog ñu ngi dem maa ngi doon dem fële mbul kay ci digg yoon bi am accident bu métti bu fa am boo xam ne benn car moo daan wëlbatiku ay gaañu yu métti maag sama jabar yi ñoo àndoon yu métti mais gis nga dañoo woo ëpp na 1 heure de temps du sapeur-pompier moo ñëw du gendarme moo ñëw du ambulance moo ñëw benn camion bu ndaw sapeur-pompier moo soog a ñëw te kooku dafa sa nee na sax da doon jàng xoolal donc ñi nga xam ne dañoo loof bëgg a soin toog lañu lu métti 1 heure de temps li ma wax li loolu lay la 1 heure de temps teg amuñu benn soin donc tant que rek lañu urgence ñun ñëpp ci ay xottu gerte la ñu nekk parce que urgence comme loolu muy ñëwee da ngay ñëw hôpital ñu ne fees na demal hôpital principal demal hôpital Dantec ngay daw di daw ba finalement sa malade bi yàlla moom ko ci diggante bi donc urgence dafa am solo il faut ñu régler ko d'abord ñu bàyyi ci xel kooku benn élément premier problème deuxièmement il faut que ñu def lu ñuy wax réorganisation système sanitaire lu muy doxee nii nekkul lu gën soo xoolee tey occasion yi muy doxee nii principal doxee noonu Dantec doxee noonu amuñu benn politique boo xam ne
ci kaw moo leen fexe ba ñu doxee noonu ku nekk day am nu mu dox ku nekk def prière nu mu neexee donc te loolu nekkul lu gën organisation boobu day tax ba docteurs yi jox leen seen gëdd mais infirmiers yi tamit jox leen seen gëdd képp ku nekk ci hôpital bi ñu jox la sa gëdd bi mot sëkk fexe nag ba liggéey bi nekk foofu tey jii ñetti weer bu nekk état bi dana jox lu ñuy wax les infirmiers yi lu ñuy wax les motivations spéciales maanaam infirmier bu nekk ne la jox lu toll ni 150 000 francs ñetti weer yu nekk mais ku liggéey ak ku liggéey yëpp la ñuy jox te waroon na nekk motivation waroon na ko soo liggéeyu ñu bañ la ko jox am na ñoo xam ne duñu liggéey ñu leen di fay ensuite deuxièmement recrutement bi possible la ci dugg day gis ñu recruter n'importe qui ku la fi yebal soo amee branlon rek dañ lay recruter te loolu nekk lu gën mos nañu am benn infirmier boo xam ne infirmier laa wax de ñu recruter ko mais dafa ñëw ba ci sama bureau ne ma monsieur Sow dama ñëw man dañ ma affecté pédiatrie en tant qu'infirmière mais musuma piqué infirmier boo xam ne musul piqué waaw kooku dégâts rek la mën a def mu nekk mu nekk loo xam ne lu nekk lu gën la donc dafa am solo que ci wàllu woowu ñu seetaat ni ñuy taxawee ensuite deuxièmement am na lu ñuy wax référence ak contre référence maanaam su ma Kolda yónnee ab malade il faut que man su ma ci defee lu ci waat ma ne Kolda malade bi ma yónnee de lii ak lii mu xam malade bi nu mu mujjee wala malade bi suy dem ma yebalaat ko ci fu ma yónnee fii mais loolu amuñu ko malade bi suñu amul suivi dafay Kolda bi ñu ko yónnee du xam malade bi fan la mujjee ensuite deuxièmement hôpitaux yi dafa mel ni ay dispensaire ku jóg dem hôpital alors que war na am ay poste santé war na am ay centre de santé balaa ngay egg ci hôpital mi nga xam ne moo nekk ci kaw donc am yu bëri yoo xam ne war nañu ko war a seetaat xëy na du mun a xaj fii ñu wax ko fii tey jii yan événement ñu la gën a marqué ba nga nekkee chef service mais bëri na événement yu bëri benn événement bu ma gën a marqué te moom laay faral di wax ci jamono Sëñ Saliou yàlla na ko yàlla xare àjjana ku tedd kooku bi koy ñaanal yàlla nekkoon vraiment nit diine bu am solo dafa amoon taalibe boo xam ne ci berndeel yi ñu doon def fii mu am ci lakk bu méttee métti bu mu amee lakk bu méttee métti boobu ñu jël ko di waral ko yóbbu tugal France mais ñu yëgal kilifa gi ne ko mais ñun mun nañ koo faj fii balaa ci jëf xaalis bu bëri di ko yóbbu ba bitim réew c'est ça jox ñu ndigal boobu pour ñu faj ko ci biir suñu réanimation ñu faj ko yàlla may ci ndam jigéen boobu vraiment mu delluwaat ci sa gox mu wér Sëñ Saliou nag ne ñu il faut ñi def loolu mu gis leen weccante ak ñoom la sargal leen alors ñu jóg fii nag man docteur Saliou Diallo moom ak kii médecin chef bi dégg nga ñu jóg fii dem ñun ñii rek la woon ak Saliou Fayda ñu dem ci Sëñ Saliou pour vraiment bu ñëwee mu teer yu rafet vraiment mu dugal ci néegam boobu yàlla attee amoon na benn taalibe bu ñëwoon foofu ay jaaro yoo xam ne yu mu doon defar mu indi ci àddiya sëñ bi pour sëñ bi ñaanal ko ci jaaro yi ñu toogee nii la sëriñ bi ñaari jaaro la jël man rek ak Saliou Diallo la jël ñaari jaaro yi dugal ko ci suñu loxo ne yéen de nangu yi de lii de moom seen àddiya la yéen mu dëggal ñu ko suñu loxo yi man ak Saliou Diallo dégg nga ñeneen ñëpp da leen di tànn leen mais man ak Saliou Diallo ñu am wërsëg privilège sëñ Saliou dugal ñu jaaro boobu mais gisee jaaro boobu bu ñuy génne képp kuy murid daal suñu gisee jaaro boobu day nekk loo xam ne macha Allah mais Fanta jaaro boobu mënu ma la wax nii la jaaree fii la jaar réer na mënu ma la wax jaaro boobu fu ma jaaree vraiment mënu ma la wax nan la jaaro bi nan la jógee sama loxo réer vraiment man kay dama bàyyi woon xeeti jaaro bi ba benn bés ma nemee ko am na leen lu nekkatul sama loxo
lan moo waral bu réer xëy na li ma delluwaatul ba ci Touba jébbaluwaat parce que jébbalu ma nekk mu defoon góor bu nit xëy na jaaro bi la seen waaw delluwaat nekk loo xam ne lu ma kii la parce que c'est wàllu faj la ma dalee waaw vraiment naka nga doon gérer sa famille ak liggéey bu metti boobu nga amoon ci biir hôpital bi waaw mais macha allah dama am famille boo xam ne alhamdulilah rabbil alamin macha allah dafa nekk ñoo xam ne gis nga xam nga famille suñu amee kilifa rek day neex yore. Pendant plus de 30 ans yaa ngi nekk ci boppu association bi des écrivains loolu nan la mën a nekkee pourquoi amul keneen ku nekk ci bopp bi. en fait dafa naa nekk ci boppu association bi. dañoo am suñu mag suñu kilifa bu mag a mag bu ñuy wax Alioune Badara Bèye nekkoon ku ñu ràññee ci wàllu bind moo nekk ci association des écrivains du Sénégal am fa diir bu mu fa nekk dëgg la yàgg na bon mais xam nga suñu kuréel yii même su dee suñu réew mi dañ ko tabax ci démocratie dëgg la naam mais association yu bëri du ñu faral di am jeu démocratie boobu pour ay anam yu bëri mais soo seetoo ci suñu wàllu anam ki nekk ci bopp bi man dama koy rafetlu bu baax a baax parce que d'abord nekk na kenn koo xam ne ku ñu may cër la mag la moo ñu mag ñun ñëpp te bokk na ci ñi nga xam ne ñi ñoo tabax association bi donc ñu may ko cër boobu deuxièmement tamit dafa nekk kenn koo xam ne ku xam réew mi xam ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp réew mi te xam nga ñooñu soo ko leen amee day yombal ñu bëree bëri am nay xeex yu bëree bëri yoo xam ne ci moom dañuy jaar pour xeex yooyu mënu may ñu ndam bon te it mag ba naa bàyyi ci kër waaw loolu tamit mën nañ koo wax tamit loolu yëpp ba tax na pour ñun dañ koy bàyyi rek ak sagoom ak ngoram ak pas-pasam donc mu ngi mun a toog ci boppu association des écrivains du Sénégal. donc moom ci boppam moo nekk ci bopp bi. waaw moom moo nekk ci bopp bi depuis plus de 30 ans moom moo ci nekk. oui. xanaa amul ay politique yoo xam ne mën nañ koo def pour que ñu changer ko wala li mu nekk mag moo tax ngeen bàyyi ko ci association. lu mu nekk mag moo tax ñu bàyyi ko ci lu mu nekk mag la te it am na ci yëngutu bu baax a baax am na ci xarañ na ci tu vois mais lu ci ëpp solo mooy mag la. am na lu ëpp juróom-ñaar fukki at ak ñaar donc kooku xamul xale te moo ñu mag ñun ñëpp bon et puis ñu bëri dañuy yaakaar ne bon mag mu toll noonu jarul xëccoog moom dara moo koy bàyyi mu ak sogom rek ba saa yu mu yaakaar ne mun na xëy na cëram maytu ko mu ne day démissionné. parce qu'en général dañ naan en Afrique vieillard qui meurt c'est comme une bibliothèque qui. waaw mais am na kenn ku ko bañ. am na kenn ku bañ boobu wax. buy ne mag su gaañoo. dafa mel ni maanaam bibliothèque. boo xam ne dafa lakk. am na ku ko bañ nee na déedéet soo xoolee ñun Afrique nu ñu tabaxee ñu ñuy demee mag boobu balaa muy gaañ. day fekk mu xam-xamam bi. mu jox ko ci doomam ñi kenn. mu transmettre doom ji yëpp xam-xam yi mu amoon yëpp balaa muy gaañ. donc su gaañoo tamit c'est vrai que day nekk perte bu am solo mais du demee noonu parce que déjà am na kenn koo xam ne dina ko mën a wuutu. loolu moo tax day xam-xam bi egg ba egg ci ñun mais su doon loolu kon am na ñu mag ñu bëri ñoo xam ne gaañ nañu. ci fàttali rek internaute Sen Alioune TV ni tey monsieur Seydi Sow moo nekk suñu invité ci seen émission njëriñu askan wi di ko xamal ni rek li ñu mayoon ci waxtu bi léegi mu jeex ma bëggoon rek mu wax ñu tuuti ci édition Salamata. waaw édition Salamata d'abord yéen a ngi gis Salamata ngi toog bokk na ci ñi jox ñu édition bi tur bi sa maam la sa maam
moo tuddoon Salamata moom laa tuddee sama doom mu nekk koo xam ne ci moom presque laa yaroo te jàng naa ci moom lu bëree bëri maam boobu sama dafa nekk ku xarañ la ci wàllu xam-xam bu nëbbutu waaw mu ko am la boo xam ne bu ñu ràññee la woon am na yu bëri yoo xam ne jàngal na ma ko day sax soo xoolee la reine des sorciers am na yu ci bëri yoo xam ne def naa ko ci am na yu bëri yoo xam ne defoo ko sax bon donc kooku laa jox édition Salamata ñu ngi juddu ci 2000 ci commencement wu siècle bi 2003 lañ juddu bu ñëwee te déjà fii léegi macha allah am nañ ci déjà kii ngay gis nii mooy suñu raaya bu njëkk jot maanaam ci éditeur u Sénégal yi mu nekk raaya boo xam ne dañ ñu koo jox ci fil d'arc rax ci jolli tamit am na benn livre bu ñuy wax le regard de l'aveugle tamit bokk na ci livre ñu ràññee yi ci suñu livre yi am na grand prix des lycéens donc maison bu tuuti la mais bu am solo la parce que ñu ngi def lu baax ñu ngi yëngat lu baax a baax ci wàllu édition ma ñëw tuuti nga laal tuuti ci politique bi rek balaa ñuy tëj rapidement ndax leader politique yi est-ce que intégré nañu seeni culture ci campagne électorale man de loolu moo nekk li ma gën a metti d'abord suñuy jëlee ki nga xam ne ki mooy le candidat sortant son excellence le président Macky Sall déjà moom ci boppam dañ ko doon wax ne moom PSE bi mu indi bi plan Sénégal émergent defu ci woon pour culture daanaka soo ko xoolee du baax culture nekku ci woon même su dee bugg nañ ko dabb ba ne la culture est au début à la fin de tout mais culture nekkul woon ràññewuñu ko woon ci plan Sénégal émergent bon ñu waxoon ci waxtaan ceeg moom amoon nañu yaakaar ne ci biir campagne électorale bi xëy na dina ko di élewaat mais gis nga silence total la ba tey waxugul dara ci culture ñu ngi koy déglu mais dégguñu dara lu mu wax ci culture et ensuite deuxièmement tamit ñeneen ñi tamit dégguñu wax ci culture ñun daal ci lu ñu wax ni ci culture ñaar moo ci wax ci culture mooy Ousmane Sonko wax na ci culture bi moom ak Madické kii kay non astafurlah Idrissa Seck ñaar ñooñu daal wax nañ ci culture mais ñu des ñëpp du PUR du Macky Sall du Madické Niang mais ñii ñaar ñoom wax nañ ci culture même su dee ba tey am na yenn lu ñuy xaarandi ko bu ñu déggagul ba léegi parce que bëggoon nañ dégg ci wàllu édition mais gisaguñ déggaguñ daal lu ñu ci wax li donc daanaka culture daal mooy parent pauvre élection bi waaw lu ñu ko waxee noonu. d'accord ci say biir waxtaan waxoon nga fi lu tax nga bind Nethiou boo xamante ni Thione Seck moo la inspiré woon ba tax nga bind ko nga daal di jékki saa ay wax fi yow tu es un monogame polygame. waaw bëggoon naa nga laalal ñu foofu tuuti. xam nga d'abord il faut ñu wax lenn xam nga polygame ay léwén ci sama gis-gis ak ci sama xam-xam bu gàtt nekkul tànneefu yàlla ci suñu borom nekkul tànneefam déet damay wax gis nga ci wéete alxuraan bi suñu téere tedd boobu soo seetee téere boobu am na ëpp na 6000 aaye te soo gëstu lu baax aaye buy wax polygamie bi ci benn saar kot la nekk te ci 114 saar yi benn saar boobu kot mooy wax affaire polygame affaire góor mun a am mais même saar boobu soo ko xoolee bu baax a baax nga gëstu ko da ngay gis ne saar boobu condition la tàmbalee su dee ragal ngeen nekk injuste ci wàllu bàyyi ma yi ak ci wàllu ñi nga xam ne ni amuñu seen njëkk dafa dee les veuves yàlla may na leen diggal ngeen takk ay jabar yu bari ay ñaar ñett ñeent mu jeexle ci benn mboolu ci su dee mun ngeen leen yemale soo leen mënee yemale yéen leen ci benn kon te contexte moo indiwoon loolu parce que ñu woon ci jihaad am nay góor ñu bëri doon dee ci jihaad boobu seen jabar yi amatul woon jëkkër moo tax yàlla indi saar boobu may sahaaba yi jamono yooyu
nañ takk benn ñaar ba ñett pour ñi nga xam ne seen jëkkër yi dañoo dee ci xare bi ñu am fenn fu ñu làqu boobu ko ci Alxuraan yëpp. est-ce que c'est pas parce que l'homme est naturellement polygame wala. non loolu dañ koy góor wax mënul yem ci benn non dañ ko jigéen moo tax ñuy. non dañ koy wax rek nekkul lu man ci ma sama bopp nekkul lu am nekkul lu am parce que man ci sama bopp am naa yaakaar bu solo ne góor mun a nekk ci yem ci kenn gis soo demee ci ay yenn réewu arab yi Maroc ñaari jabar la ñu maye ndigal te ñaar bi balaa nga koy takk il faut sa aawa may la ndigal ngay dem ci sa aawa may la ndigal loolu mooy Maroc mooy loi Maroc il faut sa aawa bi may la ndigal autorisation te pourtant c'est un royaume chérifien may la ndigal pour nga takk ñaari Tunisie la polygamie est interdite pourtant réewu musulman elle est interdite mais gis-gis yi ñoo wutee. tiens soo demee lu mel ni Iran ñoom ñoom mariage temporaire la ñuy wax ñoom waxul ci ñu polygame mariage temporaire maanaam da ngay mën a gis ab jigéen nga d'accord ak ñoom ci contrat de mariage ngeen àndi ci 3 mois c'est yàlla 5 mois 5 ans yaa xam ci contrat bu seegee foofu rek day dem nga dem c'est vrai que kooku ça pose beaucoup de problèmes ñu temps bu demee Iran gis nañ foofu benn femme boo xam ne ak 5 doom yoo xam ne kenn bokkul ak sa baay toujours pour mariage temporaire et pour delluwaat ci sa laaj bi monogame polygame xam nga polygamie mooy góor bu am jabar yu ñaar ñett ba ñeenti soxna soo xoolee ci ñooñu ju ci ëpp solo benn dañ leen di tasaare ku nekk day am kër boppam 2 duñu jubu xeex ak xuloo mooy nekk seen diggante 3 aylo bi moo fa nekk bu tar 4 wujje bi ñal dellu lu dëgg te soo xoolee soo jëlee lu ñuy wax miroir prismatique di nga ñëw xool sa bopp nga gis sa bopp juróomi yoon te fekk yow rek yaa fa gis sa bopp gis nga man soo ñëwee ci sama kër gii da ngay am yaakaar ne da nga fi gis ñetti soxna mais benn parce que fii sama kër gi d'abord ñoom ñëpp ñu ngi ci benn kër amul fekk fuñ tasaar te ñu ngi touché du bois yow xam nga ci dara ëpp na 20 ans ñu ngi ensemble mosu am xuloo xiiroo ŋaayoo deuxièmement amul benn yoon bu am fiiraange bu metti wala wujj bu metti ay loo amul foofu tey jii soo deewee laaj ku togg ki tey xëy na du foofu laay fanaan donc nga xam ne yooyu donc amul ci wàllu polygamie soo xoolee njaboot bi ci seen bopp kan mooy seen yaay du woowal abiso su la waxee kuy yaayam da ngay te kooku moo ko jur soo woowee keneen mu wax la yaayam kooku moo ko jur donc y a pas ça chez loolu ci yow la wala ci soxna yi ci yàlla moo ñu baaxee loolu yàlla moo ñu baaxee ma am soxla yu baax yoo xam ne dañuy bootu sama ginnaaw ñu bëgg ma ànd ci loolu dankaloo nekk benn moo tax ma ne monogame polygame parce que ñun ñëpp dañoo dankaloo nekk benn ñu féete ci ginnaaw kenn it féete ci ginnaaw seen ginnaaw donc ça c'est comme le yin et le yang bu japonais yi wala bu chinois yi donc loolu moo tax ma ne moom monogame polygamie nekkul lu gën mënu ma ko fi développer parce que am naa téere bu may def foofu dem la sax moom bu ma tuddee la trahison parce que pour man góor ki demee ba am beneen jabar rek trahison mais loolu mënu ma ko développer fii parce que dafay xat d'accord en tout cas li nga wax ni question yu bëri ñu ngi sama biir bopp mais dafa mel ni waxtu bi daf ñoo xoj waaw waxtu bi daf ñoo xoj xanaa rek ñu bàyyi monsieur Seydi Sow mu daal di tàggoog bokk internet yi ñuy seetaan am naa beneen yoon dinañ fi ñëwaat ñu gën a xuus ci polygamie bi ndax lu bëri daal lënt na ci bokk internet yi. mais maa ngi lay gërëm di la sant yow ku baax nga depuis temps yàgg ràññe naa la nekk nga koo xam d'abord ci wàllu jikku ci wàllu comportement ci wàllu doxin
da nga bokk ci jigéen ñu yiw yi da nga bokk ci jigéen ñu wax yi macha allah alhamdulilah donc ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal gudd fan di la ñaanal barke di nga sublu bi yu ak Sala Sow yu ak Alioune lii yàlla na ko yàlla yóbbu ci kanam ngeen dem ba mu ëpp li ngeen yaakaaroon te mun na ko def yàlla mun na ko def donc maa leen koy ñaanal surtout di leen ñaari yëf yoo xam ne lu am solo la mooy benn wér-gu-yaram soo amee wér-gu-yaram am nga lépp ak sutura daanaka am na sam benn directeur mooy Saliou Diallo nee na ma sutura mooy yëpp soo ma ñaanal ma sutura parce que su ma amee sutura am naa lépp am naa am bi am naa wér-gu-yaram bi am naa kattan bi am naa lépp loolu mooy sutura maa ngi leen ñaanal sutura boobu merci mbokk internet Sen Alioune TV di leen indiloon ci seen biir émission njëriñu askan wi di fàttali nag suñu invité moo nekkoon monsieur Seydi Sow nekk secrétaire général des écrivains du Sénégal en même temps di nekk aussi ex chef soins bu hôpital de Grand Yoff bi nga xamante ni moo nekkoon ex CTO di leen jaajëfal ci seetaan bi ñuy seetaan di kontaan aussi ci équipe technique bi nga xamante ni ñoo nekk ci ginnaaw image bu nice bi ngeen di gis di leen gërëm di leen jox dig daje beneen yoon ci seen beneen émission ak seen beneen invité ci senalune.com jërë ngeen jëf. C'était votre émission Njëriñu Askan Wi sur la Sen Alioune TV. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines avec un autre invité. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur YouTube Sen Alioune TV. Merci.